auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim. Man docteur Oumar Cissé, maire de la ville de Rufisque, tête de liste de la coalition départementale de l'intercoalition Yewwi Askan Wi dans le département de Rufisque, maa am tey mbégte di janoog askanu Sénégal ak askanu Tëngéej di waxtaan ak ñoom. Ci doorte bi ma bëgg di ziar waa Sénégal ziar waa département de Rufisque ci julli gi ñuy jógee di leen ñaanal yàlla di leen balu àq di leen bala àq. Waxtaanu tey bi nag bëggoon naa ko tàmbalee ci loo xam ni boobu ba léegi mën na ay bés ñu ngi koy dund jëm ci élection yi. li ma bëgg wax mooy boobook léegi ci biir Sénégal rawatina ci département de Rufisque ay suñuy maire yoo xam ne ñu ngi leen élire ci Yewwi Askan Wi xeetu pression bu nekk ñu ngi ko teg seen kaw, xeetu guerre bu nekk ñu ngi ko bëgg a jëmale seen kaw, xeetu chantage bu nekk ñu ngi ko teg seen kaw. loolu nag ñu jéggi dayoo la kenn mënu ko comprendre. gëmuñu woon ni élection war a mën a jar loolu yëpp dañ naan lu ko fi jar. li ma ci yokk rek mooy nañu jàpp ni du maire yooyu nga jiital ci Oumar Cissé ñoo tax liste Yewwi Askan Wi gañe. Yewwi Askan Wi moo tax maire yooyu gañe. kon wekki fukki maire ak ñaar fukki maire ci yem. Yewwi Askan Wi du nit, espoir la, aspiration la, yaakaar la. askan bi seen bopp ñoo ci ŋànk ndax xam nañ loolu mën a sowe la. may ci fànn boobu nag fi ma koy tëjee mooy ne Sénégal des na ba léegi ay doomam yoo xam ni donte amuñu ndombol tànk, donc nee nañ amuñu daraja wala amuñu alal, wante ñoo xam ni seen waxu démb mooy seen waxu tey. ñoo xam ni ko alal àdduna yóbbuwu leen, ñoo xam ni ngëm-ngëm la ñuy dund. nañ ci bàyyi xel. ñooñu ñoo fi des te ñooñu ñoo ëpp ci askan bi te ñoo ñëw téye coalition Yewwi Askan Wi, téye intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu. bi ki topp mooy dama bëggoon ci département de Rufisque ma wax leen ni tey jii juróomi département yi nekk ci région Dakar. région Dakar 550 kilomètres carrés la. département de Rufisque 360 kilomètres carrés. fii la suuf si des moo tax sax projet état yu bari fii ngeen koy gis wante ma bëgg a wax njiitu réew mi ak ñu mu àndal di leen département de Rufisque yamul ci pôle urbain de Diamniadio. pôle urbain daf fi fekk département de Rufisque nekk ak moom fii. département de Rufisque yeeyoo na aussi investissement yu bari yi ñu def ci pôle urbain de Diamniadio yeeyoo na ko ndax population ba léegi foofu fa la nekk. leneen li ma ci yokk li gën a ba tax ma tiit ci département de Rufisque tey jii xool leen ko rek fi la population bi jëm si. dem leen xool ci autoroute sortie 9 ak sortie 8 embouteillage bi fa am te mosu fa am moo lay wan ni ci département de Rufisque la nit ñi ñëw fa ndax moo des suuf. wante li ma ci gën a jaaxal mooy boo naan plan d'urbanisme ñoo ko soxla tey jii plan d'urbanisme détail dafay yéemi mais amul Bambilor, amul Tivaouane Peulh Niaga, amul Sangalkam, amul yéen amul feneen ak feneen. te loolu ñàkk googu mu ñàkk nga boole kook nag ni ñuy caxatee suuf si surtout ci par exemple Bambilor tax na ma tiit. dama ni département boo xam ne moo nekkoon poumon maraîcher au Sénégal, département boo xam ne tey jii bu ñu moytuwul li ñuy jooy ci mbënd ci Pikine ak Guédiawaye la tax mu am ñaanu ma ko yàlla de mën na fi am. kon loolu tax na ma tiit ci département de Rufisque. kon ñooñu li ñu gën a soxla mooy planification territoriale, plan directeur de drainage. ville de Rufisque nag mooy locomotive bu département wu Rufisque. ville de Rufisque moom ma nga jooy na ba amatul rongoñ. léegi nu ñuy tuddee ville bi dañ naan c'est la cité des chantiers de l'État inachevés. pourtant 2012 dama signé ak président Macky Sall le protocole pour moderniser Tëngéej ba sànq ba léegi. 2014 bi mu taseeg man daf ni ma dina assainir Tëngéej, dina defaraat barrage bi ba sànq ba léegi. ma ne xanaa ay xaritam ci dëkk bi yëguñu woon loolu. wante yàlla baax na ndax ay doomu Tëngéej nag jël nañ équipe locale yi ba yaakaar judduwaat na. population yi am nañ espoir ci xale yooyu. kon nag ñu ngi woo waa Rufisque yëpp ñu wote liste Yewwi Askan Wi.
La coalition Yewwi Askan Wi a prévu demain une visite de proximité à Pékin et Guédiawaye. Je vous invite à présent à suivre les serviteurs MPR. Ils étaient dans la région de Fatick avec à leur tête Pape Djibril Fall. mbokk Sénégal ñoo ngi leen di nuyooti bu baax di leen gërëm ci jotaay yi nga xamante ni ñoo ngi koy am ak yéen ci campagne électorale bi. campagne électorale nag su ngeen ko déggee comme pré campagne bi jamonoy diisoo la jamonoy gëstu la jamonoy xamante la jamonoy nemmeekonte la jamonoy waxtaan la loolu nekk loo xamante ni lu am solo la. tey jii ñu tabbi fii nga xamante ni moom mooy région bu Fatick waaye yemuñu rek ci capitale régionale bi. ba ñu jëkkee fi nga xamante ni doomu aadama daf ko soxla lool yittewoo ko muy ci wàllu santé ñu dem fa saytu ko xool ko gis ci tamit taxawaay boo xamante ni député yi war nañ ko am te amuñu ko booba ba tey mooy damay wax ne député liggéeyam mooy auditer mooy saytu mooy nemmeeku mooy natt mooy nattale. te tey jii bi ñu njëkkee foofu nga xamante ni moom mooy hôpital régional bi waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi la ñu fa njëkk a seetlu mooy. donte ak njàmbarte am na ci personnel soignant bi kenn warantewu ko waaye la ñu fa njëkk a constaté tey gis nañ fa ñoo xamante ni fa ñu waroon a ñëw tey liggéey ci liggéeyukaay bi ñëwuñu fa. am na ci problème boo xamante ni tamit dañ koy soulever mooy ñaan bépp doomu Sénégal fépp fu ñu la teg pour nga liggéey yow na nga yëkkati liggéey boobu yóbbu ko ci valeur bu suprême valeur sacerdotale def ko ngëm-ngëm def ko bëgg-bëgg def ko tamit sacrifice ba nga xamante ni képp ku la ittewoo bu ñëwee foofu dina la fa mën a fekk. ci wàllu santé Fatick soxla ko lool hôpital régional bii ngeen di gis rek moom mooy le seul hôpital bi nekk dans toute la région. Fatick tamit am benn spécificité mooy que dafa am ay îles yoo xamante ni ñoom ñoo ko wër ay barab yoo xamante ni ay ndox moom moo tàqale seen diggante ak Fatick. foofu booba ba tey ay gaal ci la soxna yi di dugg pour ñëw accoucher ku feebar ci gaal lañ lay dugal pour nga ñëw fi nga xamante ni moom mooy hôpital régional ñun jàpp nañ ne gouverner générosité la yërmande la. loolu tamit mënatul nekk waratul am te député yi dañ ci war a def liggéey hôpital baax na lool def ci matériel baax na lool waaye yërmande bi nga xamante ni tamit war na di dolleeku jamono bu ci nekk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo war di saytu ñooñ nga xamante ni seen yaram dafa sutante dara ëpp ko solo. leneen li mooy wàllu transport ñu jaar fi nga xamante ni moom mooy gare routière bi gis ni nga xamante ni noonu lañ ñàkkee ku wax ak ñoom ku leen déglu te loolu nekk loo xamante ni lu tiis la ñoom ñi ci nekk gisuñu ci seen bopp. oto yi ñuy jëfandikoo baaxul li nga xamante ni moom mooy renouvellement parc automobile bi des trop ñun la coalition les serviteurs MPR dañu wax ne il faut que ñu dem vers un véritable secteur du transport public ak des réformes yoo xamante ni majeures yoo xamante ni assemblée nationale moom moo ko war a porter te loolu ñun incha allah bu ñu demee assemblée nationale dinañ ci def taxawaay boo xamante taxawaay bu mucc ayib la wut mandat taxul. la coalition les serviteurs MPR daal di wax ne tey dinañ waxtaane li nga xamante ni moom mooy santé ak transport loolu loo xamante ni la faaw ñu taxaw ci. leneen li mooy tali yi dinañ si ñëwaat les infrastructures ndax bari na tey ji ay tali yoo xamante ni ci biir Sénégal rawatina diggante Fatick Kaolack ba jàpp Thiadiaye ba Mbour xam nañ ne tali bi tuuti na te ni mu amee risque pour am accident foo ko takk weesu na ko te loolu il faut que ñu taxaw ci boo fay daw guddi da ngay xam ne sa bakkan ci xottu la nekk. ñoo ngi ci dëkk bi nga xamante ni moom mooy Cuucoon nekk à une trentaine de kilomètres de Fatick boo fi ñëwee amul courant gis ngeen tey oto yi lamp yi la ñu taal pour ñu mën ñoo niital te dëkk bu ñàkk courant dafa bari lu muy impliqué mooy déjà njàng ma rek dina sooxe ndax xale yi fan la ñuy jàngee fu dul ci courant tey jii ëmb boo fi ëmb grossesse à risque la ndax sori na ak hôpital régional bu Fatick nga nar a jóge fii dem ba Jaxaaw jóge Jaxaaw nar a dem ba hôpital régional bi nga xamante ni moom moo nekk Fatick xam ngeen ne loolu métti na te kenn gënu leen a yell tey ci am pédiatre kenn gënu leen a yell ci am gynécologue kenn gënu leen a yell ci am ay gériatre ndax dëkk la boo xamante ni tam ay mag ñoom ñoo ko dëkkee. leneen li mooy bay mi boo fi ñëwee tey jii liñ lay jàmbat mooy engrais Sénégal am ICS te baykatu Sénégal mënuñoo am engrais leneen li mooy jiw bi muy semence yi. tey jii loolu nga xamante ni waroon nañ ko weesu ba tey jii coow la ak njàmbat fi nga xamante ni moom mooy cuucoon leneen li nga xamante ni nag moom moo gën a métti mooy la mécanisation de l' agriculture na sunu maam yi doon béyee ba tey noonu lañ fekk ñuy béyee fii ñu jaar nag fi nga xamante ni moom mooy Jaxaaw mu nekk dëkk bu am solo ci wàllu culture ci wàllu art fekk fa kër goo xamante ni këru Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf ñu dem fa ziyaare fa sàkku fa ñaan waaye di wax ne patrimoine classé la muy loo xamante ni aussi bu ñu bëggee jaay la destination Sénégal fawu ñu jaay barab yi nga xamante ni moom la ñu am donc di leen gërëm di leen sant di leen wax ne ay ndaw jóg nañ
ay góor jóg nañ ay mag jóg nañ ay jigéen yu am solo jóg nañ ngir soppi doxalin boobu soppi loolu nga xamante ni boobu moom moo fa am su ngeen bëggee mu soppeeku au soir du 31 juillet ñoo ngi leen di ñaan ngeen voté la coalition les serviteurs MPR ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf. Et pour le programme de demain, les serviteurs MPR quitteront Diourbel pour des caravanes et visites de proximité dans l'axe Diourbel, Mbacké, Touba, Daro, des visites qui les conduiront aussi à Tivaouane. Place maintenant au temps d'antenne de la coalition Buntu Bi et c'est avec Serigne Saliou Ndiaye et Selbé Diouf. Coalition Buntu Bi fël fànk ci jamono fas yéene jël ndam li dem assemblée lii la ñu wax haat ay ca ñu amul de parentel xalam demoon na bay ne yaakaar tasuwaay ci buntu bi la liggéey amul de parentel xalam demoon na bay ne yaakaar tasuwaay ci buntu bi la liggéey amul de parentel xalam demoon na bay ne yaakaar tasuwaay ci buntu bi la liggéey amul de parentel xalam demoon na bay ne yaakaar tasuwaay. mbokki Sénégal mbokki Ndakaaru Ndiaye man la seen doom Serigne Saliou Ndiaye candidat investi ci liste départementale bu Dakar ci coalition Buntu Bi donc ñëwoon fii tey pour waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne moom lañ dëgmal muy élection législative yi ñu jëm le 31 juillet 2022 di leen wax ne ñun ñi nga xamante ne ay ndaw ne yespek ci wàllu politique Sénégal ci wàllu politique Dakar di leen taataan seeni baat ngir ngeen may ñu changer li nga xamante ne moo fi nekk ci réew mi assemblée nationale bii sama ginnaaw bi nga xamante ne tàccu xaste xiiroo ak ŋaayoo proposition bu concrète mënuñu ko def suñuy dem bay def proposition bu concrète président de la république moo leen jox ndigal loolu nañu bëgg mu dakk Sénégal te loolu pour mu dakk Sénégal dañoo bëgg ngeen voté liste coalition Buntu Bi ngir ñu mën a am majorité ngir ñi nga xamante ne noonu lañ bëgg a defalee réew mi ba voté di jàll yoon niñ ko bëggee mu amee ni ñuy woo réew mi ngir ñu gën a bàyyi xel lenn te ñañuy fal ginnaaw ñun suñu amee choix su ñun ñu xam ni que waruñu jël maire ku nekk ministre nekk DG nga bëgg ko def député cumul de mandat dañ koy bañ te loolu yéen ñu ko gën a xam ndax la nga war a def na nga war a taxawalee réew mi ak askan wi doo ko def ñun nag waa Buntu Bi dañoo yespeq jóge ci élection locale daanaka jël 3e ci réew mi bëgg fii nii assemblée nationale bi ginnaaw suñ fi amee majorité su ngeen ñu ko mayee ñu liggéeyal leen fexe ba légiférer li ñuy wax le développement jërë ngeen jëf. Buntu bi la ñuy jaar amul tëb palanteer assemblée dañ cee fier dañuy gagné sans guerre dem toog sunu kër amul xuloo amul xeex ci buntu bi la ñuy jaar taxawu Sénégal dàq fi jafe-jafe di tànge lorange tappale jëlee fi càgganteef négligence ci buntu bi la ñuy jaar imposer surveillance karangeek assistance jox béykat doléance hôpitaux yi ordonnance école yi connaissance justice bi apparence ci buntu bi la ñuy jaar jëlee fi corruption assassin faux médecin ci buntu bi la ñuy jaar indi fi liggéey waay jeunesse bi dóor waar. bismillah alhamdulilah jërëjëfatee yàlla suñu borom ñuy dellu di santaal yàlla di julli ci sang-sang yi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di wax ne tey jii lii nga xamante ne suñu yaay ji wax daw na yaram tey jii lii nga xam ne suñu yaay ji daf ko wax am na loo xamante ne lu metti la ci xol lu metti la ci doomi aadama yi kon tey kan la ñuy interpeller dañuy interpeller le gouvernement Macky Sall ndax fii ñu jëm muy élection législative may laaj waa Ndakaaru ki nga xamante ni moo di Alioune Ndoye di tête de liste Ndakaaru bu Benno Bokk Yaakaar sagam moom mooy ministre de la pêche te amalul njëriñ waa Ndakaaru ndax Alioune Ndoye moom boo leen ko jëlee fal ko député Ndakaaru ndax dina leen amal njëriñ xool leen fi ñu taxaw suñu yaay ji li mu wax dafa am solo fii ñu toll nii suñu géej gi jaay nañ ko nappkat bi mënatul dundee ci li nga xam ne moom lay nappee nappkat bi amatul loo xam ne da ciy dund ci sutura barki de moo njaay ñi ngi fàttaliku bi suñu mbokk nappkat yi amee ay picc ñu toog 1 mois mënu ñoo fexe ba wax ñu lan moo leen indil picc yooyu ci biir géej gi kon tey askanu waa Ndakaaru askanu waa Sénégal mais particulièrement waa Ndakaaru bi nga xam ne Alioune Ndoye moom mooy tête de liste Benno Bokk Yaakaar sëgam moom moo nekk ministre de la pêche te amalul njëriñ suñu yaay yi amalul njëriñ suñu doom yi amalul njëriñ suñu papa yi
est-ce que en tant que député de Dakar Alioune Ndoye dina amal njëriñ waa Ndakaaru kon dama leen di bàyyee question boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. dakkal agression viol vol yëfu ko ci buntu bi la ñuy jaar voté leen voté leen voté leen buntu bi voté leen voté leen voté leen buntu bi. buntu bi la ñuy jaar amul tëb parentel xaram demoon na bay ne yaakaar tasul waay. buntu bi la ñuy jaar amul tëb parentel xaram demoon na bay ne yaakaar tasul waay. buntu bi la ñuy jaar amul tëb parentel xaram demoon na bay ne yaakaar tasul waay. buntu bi la ñuy jaar amul tëb parentel xaram demoon na bay ne yaakaar tasul waay. buntu bi la ñuy jaar suqali Sénégal béykat bi yaana maar seeni suuf la ñuy kaas santé bi soxe na. La coalition Buntubi sera demain dans la région de Kaffrine. Et on termine cette seconde tranche du journal de la campagne avec la coalition Art Sénégal en tournée à Tambacounda, Vélingara et Kolda. Thierno Alassane Sall, Bachir Fofana et Dr Salif Diallo délivrent leur message du jour. mbokki Vélingara mbokki Kolda problème yi ngeen di dund yéen xam ngeen ko waaye solution maanaam li ci gouvernement Sénégal nam pour dimbale leen du defaral leen ay hôpitaux du defaraat tali yi waaye di leen wari bu tabaski jotee wala bu yenn élection yi jege xaalis nag kenn du ko maye gouvernement dañuy xaar ci moom mu dimbale sénégalais yi nu ñuy ñaqee jëriñu am liggéey jëriñu loolu tax ñun wax nañ ci patriotisme économique te fii ñu taxaw di hôtel Lewlewal nga xam ne ab doomu Kolda moo ko taxawal non seulement day jëriñ dëkk bi ndax dina ku fi ñëw di nga am foo dal mais day liggéeyloo ay doomu dëkk ñu mel nii la gouvernement Sénégal war a jàppale ak ñeneen ñoo xam ne ñu tool yi ak feneen ba nga xam ne dinañ mun a ñaq jëriñu mais en même temps di liggéeyloo ay yeneen sénégalais donc mbokk yi corruption bi ak guerre bi nga xam ne dafa nar a def le 31 juillet ñu bëri voté ndax xaalis bu ñu leen wari wala xaalis bu ñu leen bul tax ñu jaay suñu ëllëg Sénégal lu koy defar mooy taxawal koom goo xam ne ku nekk di nga am foo yëngu te di nga am sa dignité bopp ndax li ngay jot yow yaa ko ñàq lew na la te di nga am sa fierté wu lii man maa ko liggéey. man la Bachir Fofana tête de liste coalition Art Sénégal ci département de Vélingara ànd ak sama naataango bu jigéen Fatmata Boiro ñu dalaloon fi sunu tête de liste nationale Thierno Alassane Sall mu ñëwoon def tour dëkk bi. mu doon dëkk boo xam ne bi seeni problème dañoo bëri ndaxte dañoo ñëw ci biir nawet ci biir taw yoon yi kenn mënta jàll mu doon loo xam ne lii dañ koy dund au quotidien nawet bi bu gënoon xóot boo ñëwee tali yi dañuy nekk ay tali yu impraticable mu doon également dëkk boo xam ne bii nii dafa am ay jafe-jafe yu bëri ci wàllum santé benn diggoon nañ ñu fi benn hôpital 2019 boobu ba léegi ñu ngi koy xaar gisuñu ko ñaar tey jii nii problème environnemental écologique yi mu ngi sonal ndaxte bokk nañ ci dëkk yooyu nga xam ne tey jii nii si Sénégal rawatina ñin ñi nga xam ne dañoo am frontière ak ay réew yu mel ni Gambie trafic de bois bëri na fa lool. boole si tamit nag des questions de santé d'éducation ak yeneen yu bëree bëri yoo xam ne yi tey jii nii yooyu yëpp dafa tënku si li nga xam ne li moom la Aar Sénégal bëggal sénégalais yi moom la Aar Sénégal bëggal waa Vélingara ndaxte problème yu ñu fi soulever yu nekk rek am na benn point boo xam ne dafa bokk ci contrat de législature bii nga xam ne Aar Sénégal da ko indi teg ko ci kanam sénégalais pour ñu xool bu ñu demee assemblée nationale nan lañ fa war a mën a taxawaay bu gën a rafet ci loo xam ne dafay amal njëriñ askan wi. tey jii nii boo jëlee rien que le problème foncier mu doon problème boo xam ne bii nii Vélingara da koy dund bu métti ndaxte tey jii nii rapport OFNAC bii mujj rek tey jii nii kii nga xam ne moom la ñu tànn ci beneen wàll bi waa Benno Bokk Yaakaar OFNAC da ko épinglé ci wàllum foncier bañ OFNAC sax nee na dañ ko war a traduire en justice pour malversation yu jëm si loolu kon nag loolu noonu nag ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo war a saytu loi yi bu dee ñoom ñoo nekk di jalgati loi yi kon ñooñu noonu waruñu leen may ñu dem assemblée ba ñu fay def loo xam ne lii nii naka su dul noonu loolu moo waral ñuy ñaan ñëpp ñu ànd jàppale coalition Aar Sénégal votel Aar Sénégal ci département de Vélingara pour ñu mën a am ndam votel Sénégal aussi Aar Sénégal pour que si Sénégal yëpp ñu am ndam ba lu ñu soxla ci assemblée bu ñu bëgg mu doon suñu yéene ñu taxaw ci bu baax ñu mën ko motal. asalaamualeykum waa région Tambacounda asalaamualeykum waa Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. di leen baalu àq bu baax a baax président Thierno Alassane Sall liste bi
c'est pour aller à l'Assemblée nationale ñi ngi ñaan yàlla waa Tambacounda jàpp ci en masse ñu mën a dem Assemblée nationale plaider la cause de Tambacounda. Député wu Aar Sénégal yi nga xam ne bu ñu demee Assemblée nationale nañu xam ne Tambacounda ci Sénégal la bokk nañu porter le combat de l'Université du Sénégal oriental. Tambacounda en a besoin. Député Aar Sénégal yi nga xam ne dinañu dem Assemblée nationale nañu porter le combat de l'hôpital régional de Tambacounda. Tambacounda a besoin de spécialistes. Lañu porter le combat de la revitalisation et de la valorisation de la vallée Mamakunda. On en a besoin. On veut vivre dans un Sénégal de paix, un Sénégal prospère, un Sénégal démocratique. Maa ngi leen di gërëm di leen sant.